jërëjëf mbokki Jolof mbokki daara lu ay di njàmbat comme ni ko olof di waxee lu def waxu li ñu war a wax dëgg te war koo wax muy dibiteri moderne bu ñu leen doon wax Kër Samba Takkel waxoon naa leen ko ci publicité yi mi ngi nii jàkkaarloog seko bu daara Jolof alors di dibiteri moderne Cheikh Daay sunu xarit andil nu ko Kër Samba Takkel lay wuyoo Pape et Cheikh waaye Cheikh Daay mi nañ gën a xam ci dëkk bi dafay doom boo xamante ni doomu dëkk bi la moo ñu andil lii nag mbokk yi tey le 30 décembre ñu koy inauguré le 30 ak le 31 décembre suba incha allah ci réveillon yi ñuy woo Jolof yëpp di leen wax ne leen kër gi ngeen doon xaar dëgg-dëgg ibbil na leen seeni ay bunt Kër Samba Takkel la ñu wax defe naa ne fii gis ngeen alentour yi ñu jël fi mu ko faree yoonu Linguère fi ko faree yoonu Louga wala Touba waaye kaay leen nag léegi ma dugg ak yéen ci biir ngeen xam dëgg lan la booy bi di def ak lan la mébétoon pour indil ko daara rawatina ci atum 2021 bi nga xamante ni moom la war a dikk ak ñun Cheikh Daay Kër Samba Takkel Pape Cheikh topp ma béréb baa ngi personnel baa ngi yaa ngi leen gis en blanc ñoom ñëpp kenn ku ci nekk def sa t-shirt wala sa Lacoste waaye it gis ngeen leen ñu takk seen i masque pour respecter mesures barrières yi nga xamante ni moo war a am alors yaa ngi gis à ta droite notre très cher ami Cheikh Daay de son vrai nom alors Kër Samba Takkel waa Kër Samba Takkel la ñu moom nga gis noonu ci biir mooy patron bi donc mi ngi nii fii ngay defee sa commande mu dagg ko peese ko ba mu daanu alors ñu joxal la ko ñu lakkal la ko ci façon bu la neexee nag am na dëgg-dëgg li nga xamante ni mooy spécial am na bu la neexee ñu lakkal la ko ba mu neex waaye bu la neexee tamit yaa xool façon lakk bu la gënal ñu defal la ko c'est des experts en dibi gis nga embouteillage baa ngi nii c'est des experts en dibi ñu ngi nii équipe baa ngi nii ñoom ñëpp a ngi nii alors li ci gën a neex mooy ci biir ci boppam moo rafet man ci biir moo may daaneel parce que dafay am benn genre ab salle boo xamante ni dafay nekk mais boo dugg see boo ne cëpp yaa ngi gis daf ko defar ba mu baax rawatina biir gi très bien climatisé alors mu ànd ak ay clients ak ay clientes personnel baa ngi noonu yaa ma gën a xam alors salle baa ngi nii boo jëfee sa commande ba pare fii leen la koy andil alors jox la li nga commandé nga reer ba suur gis nga frigo baa ngi noonu yaa xam la la cay gënal nga tànn ko ci te coow du jëpp bal du tàkk donc Kër Samba Takkel ngi nii dibiteri Cheikh Daay dibiteri moderne bi ñu doon xaar egsi na ci dëkk bi xanaa rek balaa ñuy gën a sori dañuy nuyonteeg sama papa mu jox ñu tur bi wax ñu dëgg-dëgg lu mu doon ci Cheikh Daay papa ñu ngi lay nuyu. ñu sant yàlla maa ngi leen di dégg di leen nuyu man te maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. mën nañoo xam tur bi. man Samba Diakhaté lañ wax moom man la ñu def fii Samba Takkel ci adresse kii ba la. kon yow yaay Samba Takkel yow yaay Samba Diakhaté di papa Cheikh Daay. papa Cheikh Daay waaw. en tout cas tey Cheikh Daay indi na nii ci dëkk bi loo ñu ciy wax ak nan nga koy ñaanalee. Cheikh Daay lépp lu mu bëgg ci àddina moom dana ko am bu soobee yàlla ak yeneen bi incha allah ndaxte liggéey na ko jëf na ko baax bi mu baax ci man ak dégg bi mu dégg sama ndigal ak fu mu ko yemlee mu yem ak fu ma ko wax yemal fi mu yem fii xam naa ne lu ne dana ko am dara jëmb ko lépp lu nit war a am ak lu góor war a am war na ko am ndax te jub na amul caaxaan nit ku baax la te neex na doom la. en tout cas bi nga gisee tey ñu ne sa doom moo def lii ay moromam ak ay xaritam ak ñëpp ñëw di ko ñaanal lan la def ci sa xol bi nag. suma xol dafa sedd rek dama xam ne man maa ko jàngal li mu liggéey. liggéey bi man maa ko jàngal maa ko xamal. depuis bu muy jàng école ba léegi. bu fa demee di def li ngeen koy wax vacances. day daal di dugg ci place yi di fa liggéey. ñu di koy fay journée 1500 1000 francs boo mu dajale boo am ñetti weer mu ñëw. ma ne ko li ma jublu ci lii mooy ëllëg boo xam amul dara ci njàng fekk métier bi mokkal nga ko. man maa ko jàngal moom mokkal ko xam naa ne xam na ko bu baax a baax a baax loolu moom lu ma wér la. ana yaayam mi ngi fi. yaa mi ngi dund macha allah alhamdulilah yàlla gën a guddal fanam yaayam tamit kontaan na. wallaay kontaan na xolam sedd na.
yéen a ko déggandoo xam ngeen ni doom bu jigéen sax jàngaani ndeyam may roy kaay waaye doom bu góor bu fekkente ne baayam gërëm na ko rek comme ni ko moom père waxee lu mu song mën na koo daan ndax déggal na ko yërëm na ko jàppale na ko te it nee na Cheikh Daay mi ngi commencé di ko jàppale ci bu daan jàngi bu vacances jotoon bu journée 1500 wala 1000 francs mu ne ko bu dul xaalis bi tamit di nga ci mën a am sa métier di nga bu ëllëgee da nga mën a ber sa daaray bopp looloo waral tey mu ber daaraam ji nii defe naa ne lii mooy baayam moo ko jàngal métier mi baayam moo ko ñaanal kon xel dal na yàlla eggalal ko en tout cas ñaanal ko daal yàlla daara yëpp ñu ngi lay seetaan ak li wër daara ñaanal ko yàlla eggalal ñaan nañu yàlla ci mbaaxu yàlla ak guddi gu rafet bi ak weer bu tedd bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg ak li gën baax ci moom ñaan nañ ko sunu borom ci turam bu mag bi ak guddi yu mag yi barke bi jaay nabil Mustafa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu wut yàlla na ko yomb yàlla na yàlla def ci moom barke def ci njabootam barke def ci képp ku ko yéene jàmm yàlla na ko ci yàlla may jàmm bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ba tey mbokk yi yéen a ngi seetaan UD TV ci kër Samba Takkel waxoon naa leen ko ci commencement bi nga dégg léegi wax bi papaam wax léegi Cheikh Daay am place bi ne fayee ma ko ku dul sama papa ndax moo ma jàngal métier bi am na solo papaam ñëw def témoignage yi mu def solo si ëpp waaye ci 6 heures ba léegi nit ñaa ngi def ay commande boo gisee dajaloowuñu fii dañuy respecter mesure barrières yu gaa ñuy wax rawatina feebar bi fi mu toll waaye ku wax Cheikh Daay wax groupe bu mel ne Poosi gi mi ngi fi toog tey de grands responsables ku ci mel ne Mbaye Ndoye ku ci mel ne Da Malick Baara Kanji ak sama xarit Pam Mbay Thiam ak Maam Samba Diank que le soldat de l'éducation suma xarit mu ngi noonu toog Baye Mor Mbay Pape Lil Wayen di suma xarit moom it mi ngi nii toog waaye suma jigéen baa nga nee toog Koura Yacine suma xarit mi ngi nii toog waaye rakku Cheikh Daay baa ngi ko toog gis naa Mandoy Jaxati mu ànd ak madame am Aïcha moom it ñëw nañu léegi El Malick Sall le jeune gérant est en compagnie avec sa femme sa belle femme Fat Ndaw bébé Zeyna est là ce soir moom it dana teewe tey guddik inauguration kër Samba Takkel ci loolu rek dinaa fexe ba en tout cas def loo nit ñi ay kàddu lu ci mel ne groupe Poosi gi alors dañuy jël kàddu gi jox ko El Hadj Malick daa wadd daa say impression vraiment tey ci guddi gi nga xamante ne Cheikh Daay moom lay inauguré kër Samba Takkel El Hadj Malick. bon asalaamaaleykum waa UD TV ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm ci li nga xamante ne nii mooy tey ñëw ngeen fi mooy que l'inauguration kër Samba Takkel bu Cheikh Daay Jaxate Cheikh Daay mën nañu wax ci moom tey lu bari avant ñuy lancé wu directement ci li nga xamante ni mooy béréb bi parce que la personne de Cheikh Daay wax dëgg yàlla am na foo xamante ni àgg nañ fa ak moom Cheikh Daay nekk nit ku social nit koo xamante ni ku baax la ku yaru la ñuy bokk di nekk chaque jour ñu am ay relation yoo xamante ni yu étroite wax dëgg yàlla wax ci Cheikh Daay tey dañuy yomb parce que chaque jour ñun ñooy fréquenté ñooy nekk chaque instant man ak suma grand yi ku ci mel ne Baara Kanji Mbaye Ndoye ak Maam Samba ak Pambay kon tey ci tey dañoo ñëw teewal suñu doomu ndey suñu frère Cheikh Daay à l'inauguration palaasam bi mu nga xamante ni mooy kër Samba Takkel almaami dañoo am contentement vraiment ak satisfaction bu baax a baax ci li nga xamante ni un jeune de daara Cheikh Daay def na ko wax dëgg yàlla place yi nga xamante ni moom ngay fekki à l'étranger je peux dire boo demee Dakar loolu nga fay fekk boo demee Saint-Louis loolu nga fay fekk foo mënti dem Thiès li nga fay fekk moom mu def lu raw loolu noonu ci biir Daara Jolof kon c'est à saluer wax dëgg yàlla dama koy wax aussi encore une fois autorité yi nga xamante nii ñoo ngi ci dëkk bi ñu ñëw visiter place bi parce que lii nii wax dëgg yàlla bokk na ci développement dëkk bi parce que mu ngi participer ci développement dëkk bi waaw
di am contentement ak di remercier encore suñu papa Samba Takel moom li may wax comme son nom l'indique parce que bërëb bi buñ ko tuddee wax dëgg yàlla jaadu na parce que lépp lu Cheikh Daay xam moo ko jàngal Cheikh Daay nit ku baax la nit ku yaru la nit ku social la ñoo ngi am contentement di remercier ñëpp almaami kontaan nañ di remercier Baara di remercier posi gi jërë ngeen jëf ak président Abou Diallo jërë ngeen jëf kontaan. Pape lan nga yëg tey bi nga gisee Cheikh indil lii dëkk bi. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp waa almaami Cheikh Daay moom wax ci moom du yomb ndax ak mbaaxaayam ku baax la aussi ku yëg nit la tamit ku respecte ay waajuram la ndax lii lépp mu am ñaanu waajur la bëri na ñu ko fi jiitu njëkk koo samp lii lépp amuñ ko ak nit ñi mu am yëpp moo tax di ko ñaanal ca kaw ca kanam te lii nii day gën a yokk mais du wàññeeku ndax loolu yëpp mi ngi ci moom muy moom muy ay rakkam Sina Jaxate ñoom ziddu ñu fi nekk ñëpp gars yu baax ñoo fi nekk te lu baax rek lay am te dañoo yenente jàmm te ay nit bu ñu ànd faaw ñu yenente jàmm te loolu moo fi nekk maa ngi ñoom nag yàgg nañ fii ba Dakar la woon fii doo ko ñëw kon xam naa leen bu baax xam naa aussi tamit ñooy kan mais yàlla baax na lu baax rek lay am incha allah te léppay baax. bon maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di nuyu IDTV di kontaan ci seen taxawaay vraiment bon au fait liñ ciy wax moom vraiment du bëri parce que Cheikh Daay c'est un ami c'est un frère vraiment am ay qualité timide yoo xam ne moom lañ soxla si nit te mi ngi si moom d'après bi ñu xamanteek moom ba léegi amuñu regret ba pare ñun dañoo bokk si kër gi ndax dafa yëkkati rek am jox ma dénk ma ko xam nga muy suma jabar ma koy saluer de passage quoi di ko jaajëfal daal di ñaanal yàlla na yàlla def jàmm def xéewal affaire yi gën a jëm ca kanam daal fi mu teg loxoom ba am lii j'espère que bu ko fa teggiwul incha allah dina gën a jëm kanam comme niñ koy faral di waxee rek bëy moom ni mu dundee ba sax si kiñ mën na ciy dund ba xëy dee incha allah mooy loolu di kontaanaat di leen jaajëfal encore une fois merci beaucoup. di leen sant bu baax yéen tamit di sant suñu papa Samba Takel parce que moom ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay Cheikh Daay sama frère la franchement lii c'est un mérite quoi c'est un mérite xam nga lii yëpp gars yi yéen nañu ko parce que Cheikh Daay dafa nekk grand boo xam ne grand bu baax la mun naa xam tout daar yëpp ñoo ko yéene franchement parce que kenn ku ne mi ngi koy esthétique yéene nañu ko wax dëgg yàlla di nga ñaanal affaire bi mu am réussir quoi ci barke Mouhamed yàlla mën na ko yàlla ak yàlla def quoi franchement gars yi waat parce que lii tamit c'est une première boo xoolee département ou bien région de Louga mën naa wax ni doo gis dibitër mel ni quoi parce que man j'étais à Dakar bon milieu bu ne fréquenté naa fa dibitër mel ni franchement man bon c'est rare laa gis quoi Dakar daal la ngay gis mais kii dafa def benn innovation gars yi war na ko mën a jàppale parce que lii loo xam ne luy jëm la dëkk bi kanam quoi parce que genre infrastructure yu mel ni xam nga franchement ça vaut de l'or quoi franchement lii c'est un geste boo xam ne c'est à saluer waaw loolu daal laa mën a wax quoi loolu de. Mondoy Jaxate ngi noonu xam nga kuy numéro 10 Aïcha mooy numéro 10 maa la ko wax man Almaami Bour Gueweul mooy numéro 10 xoolal jëla lii la Aïcha mooy numéro 10 lii defe naa ni neex na en tout cas ku ne neexul da nga cee bokkul mbaa nga bëgg a bokk kenn boolewul a soxol di xasan mu ngi ni neex na mais nag dañu fi nekk ak sunu rakk sunu xarit rakk boo xamante ni dañu am cofeel lool ci moom ndax dafa bëgg ay gram ba pare dëkk ci dëkk bi am lu mu tekk ci dëkk bi te wanewu ko muy le jeune gérant El Malick Sall di suñu frère di suñu xarit moom tamit mu ne moom ak madamam Fat Ndaw dañuy teew tey ci bésu inauguration bi di kenn nag ci Cheikh Daay ma xam ko di xaritam di waxtaanu kaayam di jëf ak moom loo xamante ni ñun ñëpp xamuñ ko kon bu ñëwee tey ci bés bi kenn du ne lu tax mu ñëw fi El Malick jeune gérant station excellence ba fële ca yoonu Linguère nee naa la essence bi mu ñuy jox ak gasoil bi du essence su gaal du xeeñ moom ngay dawal ba mu jeex te doo dégg lu xeeñ moom excellence ba xam ngeen ko fële ca yoonu Linguère El Malick Sall suma xarit mi ngi nii el say sentiment ci bésu Cheikh Daay ñaari moo waa Almaami maa ngi nuyu ñëw fekk ak ñi nga xam ne ñoom fekk di la remercier yow aussi ci wax bi nga am wax baax bi nga am xam nga gone moom bu nangoo ànd ak mag rek c'est parce que mag ma moo ko nangoo teete di la remercier sur ça bon Cheikh Daay aussi sama xarit la avant lii
Cheikh mën naa ne man ak moom ñoo fubal ndoo kade ñoo monté ndoo senior ñoo daa xëccandoo 10 bi aussi bi ñu fal Saara suñu problème moo laa ñu daa xëccandoo numéro 10 donc Cheikh c'est un frère pas un ami mais c'est un frère man ak moom jaar nañ fu bëree bëri defandoo nañ lu bëree bëri bon avant lii ñun daawuñ jóg fii ndax Cheikh lañ xam muy ku baax aussi ku baax ku neex a xaritoo ku neex a frère waaw moo daa copain Barakañ moo daa xas Barakañ di ko wax takkat jabar mais il a raison donc lii daal li ñaan yàlla mooy Cheikh a mérité plus que lii te incha allah avec le temps danañ xam ne Cheikh mën naa am lu ëpp lii fuuf waaw ku xam Cheikh xam ne li dara ci moom te nag day initier lii dafa commencé initier rek bi mu waxee nee na lii dafa ñëw pour tàmbale commencé avec le temps dina gën a améliorer affaire yi yokk bagage yi gars yi wax yokk cere dolli ñeex incha allah place daal ñi ngi ñaan mu mel na yoonu murit daal bañ am tànk ginnaaw Cheikh aussi lu baax li mu yéene nit ñi ak li ne ci xolam bi yàlla na ko suñu borom wallu ci lii comme que lii c'est son lieu de travail fii lay liggéey wala yooyu muy doomu ndeyu la belle viande aussi li nga waxoon léegi borom yàq bu rafet bi chérie Aïcha waaw moo tax tey ma bàyyi li ma doon def lépp ñëw ànd ak madame Sall ñëw seet si sama xarit Cheikh Daay ak bébé Zeyna xarit almaami waaw ñëw seet si waaw donc pour bañ a sori daal ñi ngi ñaan yàlla def ci li gën suñu borom moo xam li gën daal yàlla ko fi def yàlla bu Cheikh Daay rëcc lu mu inauguré woon lii alors mi ngi noonu ngeen gis ko noonu muy dugg si Chérif Cheybani Aïdara mi ngi noonu di ñëw di nuyoo si ci béréb bi nga xamante ni moom la Cheikh Daay andil nu waxoon naa leen ko ne leen tey da ngeen fi gis gan yu nekk waaye tey bi Chérif dugg see xol yëpp sedd nañu Chérif Chérif Cheybani Aïdara mi ngi noonu di dugg si fekk si na fi gaa ñëpp ñu ngi doon préparé di dëgg-dëgg di def seen i ay commande teyit nag bu dugg see ci salle bi nga gis nag ñëpp jox ko cër bi nga xamante ni moom la am jox ko wàccuwaayam ndax olof nee na lu def waxu waaye lu aay di njàmbat ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi tey jii di guddig le 30 décembre Cheikh Daay ñëw ak ñun ci béréb boobu waxoon naa leen ne bi mu ibbi sànq bi may interview papaam daf ko ñaanal ndax doom bu góor lu mën a nekk lu ca papaam ñaanalut mën na caa bañ a àgg foo xamante ni mën naa ko wen njort waaye bu ko papaam ñaanalee daanelagul guddi gi commencé gul ñu ñëw nag tey Chérif Cheybani Aïdara teew ci guddi gi Chérif ñu ngi lay nuyu Aïdara ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi nga dugg see léegi ak bés bi nga xamante ni sunu xarit sunu morom doomi dëkk bi moo ko def di Cheikh Daay tey papaam ñaanal ko ay moromam toog dëkk bépp toog nga ñëw fekkee guddi gi balaa nga koo ñaanal ñaari kàddu rek ci guddi gi. wallaahi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyee ñëpp ku nekk ci yéen turam ak santam di leen xamal ne wax dëgg yàlla kontaan na ndax Cheikh Daay bi ngay wax papaam mi kii ku mu ñaanal rek yàlla dina ko nangu moom moo ko liggéey bu ñu nekkee xale yu ndaw ci kanamam fekk nañu ko Dakar fu nekk lañu ko fekk fu ñu ko fekk mu teral ñu ngi nekk ay xale nag mu teral ñu defal nu façon teraanga bu nekk suma papa bu muy génn àdduna ci loxoom la génn àdduna moo ko ñaanal nekk na ak moom di tar bi yu ba mu génn àdduna moo tax barke bi mu am nii moom moo ko liggéey ku liggéeyul barke nag doo ko am moo tax li may wax xale yi ñoom Cheikh Daay ñoom xale yëpp kay ñëpp nañu góorgóorlu ñu xam ne arab yi dañu ne himmatu ak ta umine seyfi imme ku amul imme doo def dara sa dund boo amee imme nag lépp loo imme moo gën a mën a dagg jaas moo tax nag nañu góorgóorlu ñu xam ne ñaanu waajur ku ko amul benn sëriñ mënu la njëriñ ak ku munta doon ñaanu waajur ku ko amul kenn mënu la ñaanal lu yàlla nangu na xale yi xam ne waajur mooy fondation waajur mooy lépp
gannaaw yàlla yonent bi waajur rek la du leneen sëriñ moo mujj sëriñ da ngay xool ku la doy rek nga ne kii la nga jébbalu ci moom waaye lu mu la ñaanal ci sa waajur ñaanalu la moom ak zéro ñooya moo tax nag am nañu yaakaar ci Cheikh Day am nañu yaakaar ci xale yëpp ñi ngi ñaan yàlla place bi nu mu rafetee nu mu jekkee nu ñu ko defaree ba mu rafet yàlla na barke bi ëpp loolu loolu la ñuy ñaan yàlla la barke bi ëpp loolu macha allah bu ma dugg see suma xol dama sedd ndax xam nga lu baax ku nekk moo ko bëgg lu rafet ku nekk ko bëgg lii ku fi dugg sa xel day dal booy xewlu sa xel dina dal nga xam ne yaa xewlu fu set ndax set gis ngeen feebar bu ñuy wax bi corona bi lu mu gën a bañ mooy salte tilim la gën a bañ nañu góorgóorlu ci set lii ku fi ñëw sa xel day dal da nga xam ne liggéey nañu ko liggéey bu set liggéey nañu ko liggéey bu rafet da nga xam ne bu dee nit nga xam ne fii li ñu fi financé xejul ci gàtt. dëgg la de dëgg la de. waaw boo xoolee li ñu fi financé xejul ci ay gàtt. dëgg la ay gàtt. moo tax nag maa ngi leen di soññ nañu góorgóorlu ci waajur yi rek kii man bu ma wooxee ci juróom-ñaari asamaan ma fekk si ko foofu sànq la ma woo mu wax ma ko ma ne ko bu soobee yàlla maa ngi am ay gan waaye incha allah bu soobee yàlla ñaan ma yàlla ma tëdd te gisuloo ma moo tax day gan yi dañoo pare rek ma woo ko waaw ñi ngi ñaan yàlla nag yàlla na fi yàlla def barke waaw moom mii seen waajur yàlla na yàgg seen kanam yàgg leen ñaanal lu mu desee mooy kurusam ñaan ku ci góorgóorlu nga am ci barke bi ku ci góorgóorlu toon yow yaay perte rek waaw ñi ngi ñaan nag xale yi ñoom ñëpp yàlla na yàlla def ci ñoom barke yàlla defal leen tawfeex waaw ñi ngi ñaan yàlla fii lépp lu ñu xalaat ci place bi na ñu am fii loo xam ne lii mu raw seen njort lu kawe seen njort lu ko raw vraiment kontaan naa ndax lu génn tey rek yéen a ko génn te lu ngeen fekkewul du sotti moo tax nag ni ngi yéen yàlla IDEA TV yàlla na ci yàlla def barke yàlla na leen yàlla may tawfeex yàlla ëbb leen xéewal yu bëri kontaan nañ ci yéen lii mooy bugg sa dëkk bugg sa réew nag ñu ngi fii ci biir dibiteri bi xam nga ne ginnaaw bu Cheikh boo defee sa commande Cheikh ñu ñooy lakk dibiteri ñu ñooy yore pour bi sëñ bi tur bi Pape Diakhaté. Pape Diakhaté. waaw bëgg muy neex te sos rek. ah yow yaa nekk ci pour bi quoi. waaw maa fi nekk ay. ah noo gisee affaire yi ak ni gars yi ñëwee. waaw sant yàlla rek moom ñi ñooy motali rek ñooy def lu neex rek te gars yi di ñëw rek lakk bi jaar yoon yàbbi nooy nepp xam nga jox client yi cër respecté leen teg leen fi ñu war a teg moom mooy nekk nii loolu lañ ci jublu rek. gis nga ko mooy Pape mooy lakk-lakk bu extraordinaire bi nekk na fekk keneen ku ci mel ni mon frère Sidibio maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay alma. gis nañu tey yéen ak Pape yéen a nekk ci pour bi. ñoo fi nekk def ba mu baax rek ba mu alandaw bi waaw def ba mu baax waaw jàmm ak salaam rek yàlla bu ñu cat dugg waaw xale bu baax la xale bu mun a bokk ak loxo xale bu baax la vraiment kontaan nañ trop yéen nag ñu ngi kontaan si yéen yàlla na leen yàlla fay seen télé bi ak seen affaire bi ngeen ñëwee maa ngi leen di ñaanal yàlla na suñu borom li ngeen bëgg daal yéen nga xam yàlla na suñu borom defal. bi nga gisee tey say xarit nekk fii Chérif Cheybani Aïdara ñëw ñaan sa papa ñëw wax sa jabar moo mujjee wax ñëpp wax tey bés bi dëgg Cheikh nan la def. kontaan dama kontaan vraiment je suis très ému vraiment kontaan naa trop ba fi kontaan damaa yem ndaxte boo ko xoolee sama kanam nag du yomb a gis parce que dama préparé woon lii te xamoon naa ne lii ça allait arriver lii dana ñëw parce que dama dëkk ci dëkk bi yaroo fi màggee fi nekk fi ay samay nit ñu yàgg rafetal football boole ñu leneen ak leneen boole ñu ba tey jii ma samp place bii may nekk fee mu nekk puqus boo xam ne kenn mënu fa sax toog ñett nit xajuñu fa ñu di ma fa fekk ba tey jii kon lii ñoom la man lii contribué wu ma ci dara defuma ci dara lii ñoom ñoo baax di dem di ñëw ñoom ñoo tax ma jaayante ba lu mel ni am te man je ne suis pas l'acteur principal man figurant laa rek ndaxte lépp ñi nga xam ne ñooy samay am di jàmm samay àndandoo ak ñi nga xam ne ñoom laa yorandoo màggandoo ak ñoom ak samay waajur ñëpp daal population Daara Jolof yëpp ñoo contribué ci lii su ma la doon wax tey te bañ laa bëgg laa leeral mbir mi
mooy lii entreprise la boo xamante ne bii daara yëpp ñoo ko moom waaw daara yëpp ñoo ko moom boo nee Cheikh sax leneen lay nuru moo tax bëgguma woon sax sama tur di ci feeñ ak yooyu parce que mooy loolu parfois ñeenee ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyandoo ñoom amuñ ci man benn sens interdit ñoom ñooy yor sama lépp mën naa génn fii bàyyi leen ak coffre bi ñu gérer nice xam naa ne kenn ku ci ne sa yéene ngay liggéeyee te danga koy teg ci yoon vraiment kontaan nañ nag trop bés bii nag moom am na ci ñoo xamante ne bii moom mention spéciale samay waajur moom waxuma ne ñun moom dama leen a beral ñu dëkk di ma ñaanal naan ma bul ragal bul tiit te loolu vraiment aussi doxee naa ko moo tax ma gën a ñeme parce que nga nekk ci dëkk bu mel nii yàgg a gis nit ñi di gérer ci affaire dib yi def ci ay 30 ans 40 ans yow nga ñëw innové jaayante ba samp lu mel nii yaakaar naa ne yombut Almaami Buur Géwél loolu yaakaar naa yombut mais boo gisee mu demee nii nag vraiment dafa am ñu ne sama ginnaaw jàpp ci waaw parfois nga yaakaar ne sax lépp man la fekk na yàlla xam na ne bëri na loo xamante ne bii dañ lay laaj rek ma ne waaw defee leen ko nii ñu ne ma acca bismillah fekk na amaana sax lu bëri ñoom ñooy jël di def waaw di sant nag koo xamante ne bii mënu ma ko fay te su ma ko waxul tey ngeen témoigné ko du ma gor maam Buubu Thiam doomu Mbay Thiam fii ci boori waaye Sénélec mu toog nii sama wet aw ma fayam barki yonent yàlla Muhammad aw ma fayam te lii mënu ma ko ñàkk a wax sama xol nag sedd na ci yéen ñëpp ay fiis ay daa ñooñu moom dama leen a beral gis bunt bi boo xëccee ba pare nga koy xëcc sànni ko nii nit noonu nga koy indee sànni ko nii bunt bi noonu lay tijjee ko table jële moo tax tijjiwuñu ko donc liggéey bu am solo bi maam Buubu Thiam mii moo koy liggéey donc ñun ñëpp xam ne liggéey bu mel nii mi ngi ci dëkk bi xale yi koy liggéey ni ci dëkk bi te loolu am solo maam Buubu ñu ngi lay gërëm. waaw maa ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di sant bu baax yéen ñëpp aussi di sant sama waa ji li mu wax si moom la nekk lu tax ma ñëw rek di jëflante moom di jëflante yéene bu féetee ma mag lool su amoon na muy mel maa ngi leen di demee nii mais dafa ñëw jàppee ne comme rakk bu mu bokk ak ndey ak baay dibiteri bi chaque jour maa ngi damay jékki-jékki toog kër ga ma wàcc su ma gisut damay yónnee reer ma reer ak lu sedd bu ma gisut dana ma woo téléphone dama nemmeeku te nit su la yëgee rek la yëg ñun boog loolu la ñuy yaree aussi maa ngi kontaan si moom daal. mi ngi noonu kon yéen mbokki daara feeñal leen seeni yëf ci IDTV dana dugg ci ruq yi woo leen ko ci lu mën a doon mu feeñal ko ndax daara mooy sunu moomeel daara wala Jolof IDTV mooy seen moomeel le Jolof est une petite nation dans la grande nation sénégalaise IDTV ma ngay bay waaram jërë ngeen jëf taamu leen yéen itam IDTV